daa ngeen jëf candi beek ñun ITV waxtu xabaaru bëccëg bi li ci gën a fees bokk na ca ni jàpp leen ko nguuru Sénégal daal dinay wàññi njëgu dund giim ñi ngi ko xamle démb ndajeem conseil des ministres dëwlin gi ceeb bi ak sukkër si lu ci ne comp na njëg li dañu ci ñëw ci biir xabaar yi na mu gën a yaatoo bokk na ci itam xabaaru digg bëccëg bi lu soxal mbirum UCG bangaas bi ñu dénk mbalem Sénégal gi ndaje mu yaatu ci jam ñaajo la ñu ëngëmloo ba ñu génnee la ñu becc kat mooy am na benn programme daal di wërngal Sénégal di programme national bu ñu teg ngir bëgg gox bu ne ci biir réew mi la fay mbalit ñu mën koo roñ ni mu gën a gaawee daañu ci ànd ak gëstu Babacar Seck ci biir xabaar yi. doon ci bokk itam lu jëm ci waajal Daaka Médina Gounass ña nga ca ndajem ëngëmloo am na diggante kilifay diine ak kilifay nguur waxtaane nu suma def ba lépp tegu ci yoon moo ko tax a jóg daañu ci boole itam li nga xam moo di waajal appelu Yoff ak Cambérène foofee itam jàppale ni waxtaan am na daañu fa dem tam ci biir xabaar yi. dañ ci bokk itam leneen soxal mbirum cosaan ak aada pàcc bi ñu jëlee culture bi jàppale ni kon li nga xam si moo di këruk cosaan ak kàllaamay turc ci biir Sénégal gi taxawal nañ ko. loolu day wane waat diggante ñaari réew yi seen nekkin gu ñor daañu ci ànd ak gëstub Sidi Mamadou Dieng bu ñu ci noppi daañu ci boole bitim réew waaye tamit li kay xëy génnam Baba Ndiaye moo ko faram fàccee ni ñu soobu ci. sant leen gërëm leen candi beek ñun ci TV faram-fàcce xabaar digg bëccëg bi ñu koy tàmbali ci soxal mbirum njëgum dund gi mi ab communiqué bopp ñu ko beccee dem ndajem conseil des ministres ci teewaay njiitu réew Sénégal président Macky Sall ak mbooleem gouvernement bi ci la nase ay pexe ngir jàpp ni wàññi njëgu dund gi lu mënta ñàkk la loolu dañuy wax loolu wàññi nag bokk na ca njëgu diwlin gi litre baa ngi toll woon ci ñaari téeméer dërëm ak ñeent fukk di 1200 francs léegi ma nga ca 1100 kon tegg nañ ca ñaar fukki dërëm litre bu ci nem naka noonu sukkar si tamit tegg nañu ca téeméer ba ca juróomi dërëm maanaam 625 la waroon a jar ña nga ca léegi 600 francs muy kilo bi dañ caa tegg juróomi dërëm waaye itam wàllum ceeb bi tam jàpp leen ko muy ceeb bi nga xamante ne bii du parfumé muy brisé bi di ceeb bu xaw bee sew tuuti boobu itam saako bi jóge na ci ñetti junnim léegi ma nga ca 13750 maanaam ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki dërëm loolu day wane waat ni kon teggi nanu ca ngir kon saako juróom fukki kilo bi mën a gën a woyof ci borom kër yi lii tamit am na pexe yuñ ci war a jër ngir topp ko itam ci contrôle économique ak itam mboolem bànqaas ministère du commerce ban mën a appliquer maanaam jëfe yooyu nga xam ay ndogal la yooyu nguur da ko becci démb ndajeem conseil des ministres dañ ci bëgg mooy njëgu dund gi gën a woyof ci boppu askanu Sénégal. xabaar yi woy lii tam mi ngi soxal mbirum diine ndax ñu ngi ko dëgmal Yoff di waajal dalloo gan ñi wooteeb maam Limaamu Laay moo ko sookee muy 142e anniversaire bi ñu war ko màggal lu ni mel tax na ba Yoff di waajal ci bépp anam set ak cellal ak it organisation jànkat it ci Zikrullah bi ña nga cay waajal di tàggatu ak a nafar ngir waajal bis bu ni mel ñu noppi nañ ci bépp anam ngir dalal gan ñi ñu xuus ca Yoff ànd faak gëstu soxna Amee Diouf Seydina Mbaye reportage. ci naaj bu tàng bi zikarkat yi taxaw def ab bloc di tudd turu Seydina Limaamu Laay taalibe Laayeen yi di pare li di 142e anniversaire appelu Seydina Limaamu Laay ñu taxaw temm nag pare ngir dalal seeni gan. ñu koy waaj kon ni ko naa waajee fas yéene teeru gan yi teral leen ndax loolu la ñu sang bi digal yàlla dogal ñu ngi ci nag waaw fi ñu toll nii dëgg yàlla ñun ñëpp ci wàccaay bi. waaw loo gëj a def foog naa boo ko defaatee gën a jëkk dayo mais ren moom defe naa ne moom incha allah moom mooy dàq yi fi jaar yëpp daal. at mi ñu nar a gën a fësal li nga xam ne moo di njàngaleeb Seydina Limaamu Laay bu ñu sukkandikoo ci woykat bi. depuis le 6 ñu ngi commencé setal bi di setal dëkk bi groupe Baas ñoom it ñëw nañ ba Baas Jàmmalaay pour préparer teeru gani Seydina Limaamu Laay thème bi nga xam ne ñun xamaguñu ko sax waaye kilifa yi incha allah njàngalem seen maam Seydina Limaamu at mu jot ñu ngi koy seenu si ñoom
wax dëgg yàlla li fi bàyyi laay jële ci boromam xam naa sang yi incha allahu rabbi bu bés baa ku ñëw di nga dégg jàngalem Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa sallam. ñaari at yi weesu mbas mi tax amaluñ ko nam daan amee ren nag ñu pare ngir def ko nañ ko daan defee. na am ab coppite par rapport ak at yi ñu weesu nga xam ne dogalu yàlla moo daloon suñu kaw muy Covid bi fi am ni wax dëgg yàlla ren nag Laayeen yëpp dañu sentir appel bi te incha allah ci ndigal xalifa bi la ñu koy defee bu dul Laayeen ni sax képp ku di jullit yaa ngi koy waaj. ñun ñi nga xam ne tamit ñooy waykatu diine ji ñu ngi def ay réunion ànd ceex Serigne Idrissa Laye bu Chérif Abdoullah. communauté Layène war a amal 142e anniversaire appel Seydina Limamou Laye ci at mi ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mars fii ci Yoff ak yeneen ñaari cité yi di Cambérène ak Ngor. jaajëf soxna Ami Diouf Yoff Ngor Cambérène di waajal jàpp ndingal ngir kon waajal appel bi nga xam te ne bi maam Seydina Laye lañ ciy fàttaliku boobu lépp wooteem beneen gox bu woote mooy Daaka Medina Gounass ñoo ngi koy waajal ñoom itam lu ni mel tax na ba kilifa diineem kilifa aada daje ëngëmloo di àpp li koy seex dem waxtaan gi lu mënta ñàkk la day am at mu ci nem ngir xool kilifa nguur lan moo ko war ci barab bu ni mel ba lépp mën a mucc ayib ba ñu fay ñëw ci wàllum kaaraange wàllum nekkin lépp war a mën a ñoŋ ndaje ma yaatu woon lool teewaayu kilifa diine kilifa aadam waaye tamit teewaayu Abdou Khadim Thiam reportage. ñu dajee ci waxtaan service su état ak commission d'organisation bu Daaka bi waxtaan nañu ci lépp lu tax boobul événement am ci amin bu mucc ayib. lépp loo xamante ni war nañ ko ci taxawee ci fileeg booba moo xam ci wàllu assainissement la moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci wàllu santé la ak point yi ñu jot a gis yépp ci suba ak léegi ci takkusaan ak léegi biñ ci waxtaanee bu ci nekk jox nañu ndigal ngir ñu taxaw ci gën gi rafeti taxawin. ci loolu jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi mu ngi ñaax service su état yi ngir ñu respecter seeni engagement. liggéey baax na trop waaye liggéey ci waxtu daf ko gën ndaxte bu fekkente ni dafa am loo war a defal nit da nga ko koy defal laata waxtu wi nga xamante ni moom la koy ittewoo di jot waaye bu nit ñi xesee toog tàmbali liggéey bi nga xamante ni moo leen fay yóbbu muy jaamu yàlla ak wéetal sa borom kooku yaakaar naa bu ñu ñëwee di liggéey ci seen kaw mën naa doon sax saafara boo xamante ni day jur jàngoro. ki jiite commission d'organisation bu Daaka bi di rafetlu démarche yi nga xam ne état amal na ko muy ñaax population yi ñu ànd ak dal. population ak ñii ñëw aussi nañu xam ne aussi dimbali nañ jàppale leen parce que état mënul def lépp moo tax ñu demandé woon booy mu leen subventionné bâche yi nit ñi seen bopp ñu jënd seen bopp seen i bâche nga xam ne ñoo koy moomal seen bopp mais état bu bëggee de Daaka yi yëpp lay defal bâche parce que Daaka day jógee 100 hectares jusqu'à 400 hectares kooku mënoo couvrir lépp c'est pas possible. Daaka bu Medina Gounass dinañu ko amal juróomi fan ci weeru mars jàpp fukki fan ak ñeent retraite spirituelle boobu kii di Thierno Mohamed Seydou Ba amal ko ci 1942 mu doon loo xam ne dina dajale ay nit ñu bari. jaajëf Abdou Khadim Thiam yooyu la ñaari barab yu wuuteem Yoff Cambérène jàpp Ngor ak it ca Daaka Medina Gounass jàppale ni kon groupe E-Media ak i bàngaasam yépp dana ko ànd ak askan wi dara du leen ci ump incha allah ndem soob na sunu borom ni ñu ko baaxoo taxawee ci xew-xew dina ci biir Sénégal. xabaar yi wëy lii mi ngi soxla Covid 19 jàppale ni kon naam ba léegi mi ngi fendi lee mu dugg ci ñetti atam ci réewum Sénégal gi waaye ñu gis ni bu sukkandiku ci ministère bi dénk pajook fegum ña ngay becci bataaxalu tolluwaayu mbas mi écran baa ngi noonu ñu koy seen bi nu xaymaa ni tey ji def nañu toll ci junni ak ñaari téeméer wala sax junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent muy 1196 test yu ñu daal di def muy junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn daal na ni kon gis ni fukk ak ñeent ci ay nit ñoo daal di amee feebar bi waaye kenn rek moo ci nekk cas li nga xam mooy contact bu ñu doon topp yi si yëpp fukki ak ñeent yëpp daanaka benn rek fukk ak ñett dafa daal di doon kon contact li ñu duppee cas communautaire loolu kon day wane ni kon ba léegi mbedd mi ca la mbas mi di jóge ñi ñàkku tamit ma ngay wëyandi jàppale ni toll na ci kon téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñeent ak lëf
kon ñàkk nañu fi ñu toll nii tey waaye itam ñi wér ma nga noonee ñaar fukk ak ñett yoo xam ne tey del seen ay mbokkum ba tey kër docteur mi ngi fàttaliwaat ni situation bu ñu ko xoolee lépp ci dem Sénégal ba fii lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ñu ci ñàkk seen bakkan waaye jàpp leen ni tamit juróom-ñeent fukk ak juróom di téeméer bu manqué juróom ñu ngi leen di traité fi ñu toll nii loolu nekk na bataaxal bu nu mën a toj jëlee ko ci ministère bi dénk pegu faju ci biir réewum Sénégal. xabaar yi wéy leneen soxal Sénégal ak mbirum politique am jàpp leen ni politique na ci wàllum ci teg ci la ndax bànqaas bi nga xam mooy di UCG ñoo ci xeex ba ñoom leen dénk mbalem Sénégal dañoo am ndaje ci jam ñaajo waxtaan gi mi ngi jëmoon ci fexe ba teg programme bopp bépp gox ci biir réew mi da nga yëkk sa bopp ci wàllum ci teg celal ñoom nag ni dañoo bëgg xeex bi ñu xaaj na dóorandoo moo tax kàngami ëngamlu ci seen biir becc ay këyit tekkoom ba ko joxe itam ba ku ne ma daal di gis sa bopp ci wàllu gu ni mel ñu xuus ànd ci ak Faram Facce ak Babacar Seck reportage. Unité de coordination de la gestion des déchets solides di UCG tàmbali na ab programme ngir seetal dëkk yi booy dugg ak booy génne ñu dooree ko ci Diamniadio dëkk yi nga xam ni dañ fay dugg jaareele ko ci route nationale yi dinañ fa teg ay jumtukaay yu set te setal la. booy dugg ci dëkk mbalit mi moo lay teeru booy génn mbalit mi moo lay accompagner ci biir loolu nag c'est la ñu coordonnateur national Mass Thiam jox ndigal nit ñi na ngeen mettre en place ay dispositifs yoo xam ni day tax UCG nekk fépp ak su yooyu yëpp di ngeen gis ni à partir de tey déployé nañ fa ay dispositifs yoo xamante ni 24 heures sur 24 heures liggéey yëpp dañ fay nekk pour lépp lu ñu gis mbalit ci yoon bi ñu jël ko. Permettre aussi aux populations aux villages riverains ñoom aussi ñu mën di jëlaale seen mbalit loolu dina participer à ce que suñu axe routier yi nit ñi dinañ mën voyager sans pour autant ñuy gis mbalit ci dëkk bi entre sorte de ville yi aussi dinañ ko maîtriser. ngir saytu bu mucc ayib unité de veille d'alerte et de sensibilisation bu UCG dina amal ay waxtaan ak askan wi saa su nekk ngir ñu bañ a tilimal la. ñun ñoo war a ànd ak askan wi. di waxtaan ak ñoom ci cetu dëkk bi parce que UCG amul benn moyen bu mu déployé wul pour dëkk bi set mais dañu xam ni moyens yooyu doyul moo tax ñu jël UVS indi ko dugal ko ci biir pour que ñun ñu jege population di waxtaan ak ñoom en même temps ñun danañ recueillir les informations des populations ndax aussi nit ki soo koy liggéeyal war nga koo laaj li nga koy liggéeyal naka la ko bëggee ak moom naka la gisee li nga koy liggéeyal. waaw par là ñun danañ recueillir ay informations xam dañ koy yóbbu au sommet. programme bi dinañ ko lawal ci diwaan yi nekk ci réew mi yëpp ndax wax ji di Sénégal bu amul mbalit ñu mën ko dëggal. Babacar Seck jaajëf xabaar yi liggéey bi ngi soxal mbirum armée bu France ci Afrique bàngaasam ci biir Sénégal ñoom dañu ubbil seen i buntu taskati xibaar yi. liñ ci bëgg mooy fexe ba seen quartier général askan nga xam nañu doxee nañu liggéey loolu nag muy xew ginnaaw bi nga xam ci Afrique ñu bari ñi ngi naan France na dem lu ni mel moo tax ñu bëgg a soppi doxin ngir bëgg xam lan moo leen tax a nekk ci biir Afrique rawatina la xew bari ki démb ci réew Mali moo tax fii ci Ndakaaru sénégalais yi ak ñoom journalistes yi waaye itam sénégalais yi war a mën a xam dara ci nekkinu France ak it soppi doxin rawatina fi ñu toll ni Afrique ak yëngu-yëngu yi ñu ko seetloo loolu dañ ciy xuus ci Faram Facce ak Abdourahmane li ànd ci ak Augustin Bandang reportage. ci biir bus bi ñoo ngi wër quartier Gels di quartier généraluk élément français yi fii ci Sénégal fii militaire français yi ak seen njaboot lañu fi nekkal te benn gànnaay nekk ko fi bu ñu sukkandikoo seeni ay kàddu si bërëb bi ñuy wax unité de coordination régionale adjudant Teddy lañu fi tase la gannaaw Mali ak Thiès fii ci réew mi Guinée la jógee nii loolee lépp ci ñeenti weer mission wam moo di tàggat militaires yi lëkkaloog réewu France ci wàllum déminage ak explosif kii la it bu weesoo grade bu mu am niki chef de bataillon Thierry day tàggat ay militaires. On est plus en charge de la formation état-major. ñi ñuy gën a tàggat mooy ñi nekk ci état-major bi maanaam ñi nekk ci kaw jëm ci wàllum l'armée gi ñetti partenaire la ñuy liggéeyal jamono ji nga xamante ni kon MINUSMA mu lëkkaleeg ñoom muy Sénégal Togo ak Guinée tàggat gi moo ngi jaar yoon état-major yi xam-xam gi jiitu bu ñu nar a am ñoo ngeeg moom jamono ji dañu leen di gunge dong ñu leen di jox nag weesuwul li nga xamante ni moo di ñoom bu ñu yeggee kon ci fu ñuy xeexe dara bañ leen fa bett. En arrivant sur le théâtre ne puisse pas être surpris. muy ay formation yoo nga xamante ni militaires yi nekkee ca Mali ñoom it jëriñoo nañu si
balaa ñu dakkal lëkkaloo bi nga xamante ni Mali ak France xaatimoon nañu ko ci wàllu militaire lëkkaloo bi li ko dakkal moo di wóoluwante woo nga xamante ni daa dakk bu ñu sukkandiko ci commandant élément français yi nekkee fii ci réew mi loolee waral kon tey jii kartuk opération Barkhane ñu nar ko soppar ñi. C'est que son champ d'action évolue. opération Barkhane jamono ji dañ ko gën a yaatal te mu ngi tënku ci ñetti mbir bi ci njëkk di opération yu ñu tàmbali woon dañ koy wëyal ci wetu dëkk yi nga xamante ni kon sàkku nañ ko ñaareel bi mooy dañu leen di jàppale ci ay matukaay jëm ci wàllu militaire yu ci ëpp nag di ay avion ak mbir yu mel ngir taxawu ñëpp kon ñi ñëw ngir xeex terrorisme ci pàccuk Afrique boobu ñetteel bi mooy lëkkaloo bi nga xamante ni taxaw nañu ci muy ay déggoo kon yu ñuy jàppale ngir lëkkaloo bi gën a ñoŋ. Ça se traduit par des échanges pour partager les bonnes pratiques. commandant Delpit nga xam ne ni tey jii lu ëpp téeméeri mercenaire bokk ci société Wagner ñoo ngi foofee ca Mali ngir taxawu leen ci xeex jëm ci wàllum terrorisme ci xalaatam njëriñ naru ci tukkee ci noonu mi ngi xamle ni tey jii la gën a dogu ngir xeex loole di terrorisme ci biiri Afrique mi ngi xamle it ni force Barkhane liggéey ba ñu doon xaar ci ñoom foofee ca Mali mëtal nañu ko ci juróom-ñeenti at yi mu taxaw temm kon ngir xeex ci wetu militaire yi nekkee foofee ca Mali. Cette force Barkhane may nañu ci atum 2013 ak léegi Mali bañ a nërmeelu force Barkhane may na itam ñu gën a dëgëral l'armée ga ca Mali nga xamante ni kon ay jamono juróom-ñaari junni nit ñoo ci nekkoon tey jii ñu leen di xayma ma ci ñeenti fukki junni militaire muy ay militaire yu taxaw temm am xam-xam gu ñoŋ ànd seek fit woo nga xamante ni kenn dootu ko natable ci loolu ñu leen di jaajëfal bu baax. d'être salué. ak lu mënti am commandant élément français bi nekkee fii ci Sénégal jàpp na ni du wàllu militaire dong la ñu mën a xeexee wàllu terrorisme commandant Michel Delpit jàpp na ni gagné terrorisme jaarale ko ci xeexoo di militaire ci boppam daa mënta nekk waral mu woo ñëpp kon ngir ñu taxaw tema ngir xeex ko. jaajëf Abdourahmane Ly moo demoon seeti quartier généralu soldaaru France ci Afrique rawatina fii ci biir réewum Sénégal mu ne fekk na coow lu bëri li am ci biir Afrique sowu jant ci biir espace CEDEAO bi la koy sooke bokk na ci coowal politique ay coup d'état ay militaire foqal bi nguur gën caserne yi dem samp ci palais yi lu ni mel tax na ñi nga xam ñoo di waa kuréel Africa Jom Center waxtaan ci wàllu googu seeni expert la ñu gis nag mooy coow lim ñàkk a doxal dëgg ci gouvernance mal gouvernance moo ko sookee ñu jàpp ni kon soppi doxin lu mënta ñàkk lam ñu xuus ànd ca ak gëstu Mamadou Sy. coup d'état militaire yi ñu amal ci espace CEDEAO mel ni ko xaw a tiital Africa Jom Center ak ay expertam luy waral coup d'état yi nag bëri na bokk na ci lu ñu duppee crise de légitimité waaye itam ab njiite bu jaarul yoon. mën nañ ci génne crise u démocratie crise u légitimité suñuy njiiti réew mën nañ ci génne aussi seeni jëf mais loolu yëpp dafa am loo xam ne ni man jàpp naa ne moo ko jiitu li ko jiitu mooy ni ñu tabaxee suñu ay état Afrique. problème de gouvernance dafa am problème de gestion de l'armée dafa am li tey jii nii moo di coup d'état yi dafa wute gi daan am ndaxte ñi koy def kenn dootu leen xarab mais dañ leen di tàccu. ngir ñu dàkkal lu ni mel jot nañu génne ñenn ci ay piste de solution fexe ba ñëpp bokk ci yorunu nguur gi bokk na ci lu ñu gën a jiital. ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu njiitu réew yi ñu trouver benn consensus boo xam ne ni maanaam ñu trouver waxtaan boo xam ne ni ku nekk dina gis boppam ci état ñàkk a gis sa bopp ci état mooy indi maire yi ci militaires yi ci xale yi. suñu armée yi par exemple amul liberté d'expression am na armée yoo xamante ni tey liberté syndicale may nañ leen ko même si c'est un corps spécifique ne am nañ nekkin boo xamante ni noonu la ñu war a nekke mais ci société bi la ñu bokk ñoom. ci diggante 2020 ak 2021 ñetti réew yu nekk ci espace CEDEAO daan nañ am ay coup d'état Africa Jom Center xalaat ni dañoo war a xool naka la ñuy tabaxaate suñuy institution waaye itam fàttali ku nekk ana lan moo war a nekk sa taxawaay ci biir société bi. Mouhamadou Sy jaajëf leneen ci mbirum politique ñu ngi jëm élection législative boobu ndaw pencum réew mi Sénégal ñu ngi ko jàpp incha allah fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 bi ñu nekk nii waxtaan mi ngi am jamono ji tembe ci benn hôtel ci Ndakaaru
waxtaan mi ngi jëm ci diggante ministère bi di kaaraange réew mi intérieur moo sàlloo saytu mbirum élection ci biir Sénégal moom ak ñi mu seqal géew bi parti politique coalition yi ak ñi seq liggéey bu ni mel ëngam loolu li ko sookee mooy waxtaaneem lu jëm ci wàllum caution ñaata la war a doon liste bu ci ne ñaata nga war a déposé ci wàllum caution mbirum parrainage tam naka la war a demem waaye daañu ci toppaat ndax am nañu jàpp ni parrainage daa war a ñëwaat na woon élection présidentielle am de lu mu ci mën doon daañu toppaat incha allah wàllu gu ni mel te na mu gën a yaatoo. bitim réew daanaka benn ponk la mu doon coow la ca Ukraine ci Russie daal di koy songu démb ci guddi gi la xeex ba takkarnaaseem waaye daanaka du xeex bu ma nee gam-gam le xeex ak xuus jàll ndax na soldat russiens yi doxee dafa gaaw lool ba fi mu toll ni tem ñu àdduna ngeen di teewlu ay fafal naaw ak ay ndëgg sërëx yu bari ay chars de combat oto yu mag yooyu le ña ngay def ndiraan wutali Kiev yegg nañu fa fi mu toll ni ca capitale ba bu ñu deful ndànk tamit leen mën naa xew lu mu ci mën di doon chef d'état-major bu armée ukrainienne bi daal nañ koy teg loxoom njiitum réewum Ukraine bi fi mu toll nii fu mu nekk xamee su ko dafa mel ni ku làqatu jim lu mu ci mën di doon coow la bari na ay civil ñu baree bari ñëw itam ñu ngay takk seen ay dëbës ñu ngay daw làqu nekk ay réfugiés ñu bari ñu nga dem Pologne sax diggante frontière am ak Ukraine googee fi mu toll nii lu bari ci ay base la di samp ngir dalal li nga xam ne si mooy daw làqu yi France démb ci ngoon gi Emmanuel Macron daal dinay bécc ab bataaxal ni ay sanctions dina am ci wàllu militaire waaye itam ci wàllum économique énergie lépp daañu ko dal ci kaw Poutine naka noonu tamit Union africaine bécc bataaxal démb ñaawlu li nga xam si moo xew adduna bi ñu bari daal di koy ñaawlu loonte nag it mbirum géopolitique ak xëccoo diggante OTAN Ukraine war a dugg ci coalition OTAN la Poutine mënta nangu ndax dañu jàpp mooy fi mu toll nii tembem bu soo xoolee maanaam bu sàgganeem ba ñii di waa OTAN samp seen ay base ci biir Ukraine kon moom ñoom la ñuy visé mu ne nag loolu du ko seetaan day teel a xodd ko ca teel lu mu ci bañ doon daal fi ñu toon jàpp leen ni lu toll ci daanaka ñaari téeméeri base militaire la ñu daal di song démb ak tey jiim toj fa yàq fa lu bëri itam ay civil tamit ñu nga tàmbalee ñàkk seen bakkan ñu bari am nañ ci ay gaañu la faatu daanaka toll na ci ñaari téeméer nangam ci ay civil yu ñu daal di décompté la ami gaañu bari nam jaaxle tamit daal dinay am ci wàllu guddi mel donte fi ñu toll ni fàttaliwaat ko France daal dinay génneem 300 millions d'euros ngir dimbale ko Ukraine ngir ñu mën a dimbali seen ay dawlaqu lu mu ci mën a doon diggante Ukraine ak Pologne ak Biélorussie foofu yëpp tey soldats yi OTAN yam ña nga taxaw di xool ba xam Russie naka lay doxe wàllu guddi mel dañu toppaat loolu lépp di fàttaliwaat ni Ukraine googee sax ay doomu Sénégal ña nga fa ñi ay étudiants lañu Sénégal yi nekk fay koccal moo tax fii ci réewum Sénégal tamit jàpp leen ni rédaction bu ITV i rajo daal nañuy jokkoo ak directeur wala sax ak kii di secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur di muy saax kàddoom jot naa jëm ci nim ñi ngi xool mbir ma ca la xew ndax ambassade bi nekkal Sénégal ca Pologne moo yorit li nga xam si moo di Ukraine googule ña ngay càmbar mbir moom te itam ñi ngi xool di xam ñaata Sénégal yi ñoo fa nekk lépp ngir mën leen a wal nu mu gën a gaawee muy saax jokkoom ak i rajo. situation bu doy waar boo xam ne ci depuis le début dafa reteniroon suñu attention parce que nag ku xam relation géopolitique ak géostratégie ak contexte bi ñu nekk mooy adduna gi gën a ci benn feebar bu nekkoon boo xam ne dafa sonaloon ñëpp ñu dem ba ñu wax ay relance aussi lu mel ni bu amee rek day indi jafe-jafe yu bëri ci biir adduna gi yëpp parce que nag nous vivons dans un village planétaire ku xam Ukraine xam effectivement Russie xam lan mooy seen apport ci gaz ci énergie lay wax sax ak ci blé nga xam ne effectivement répercussions yi moom dina dépasser foofu zone boobu ba mën a embrasser adduna gi yëpp sénégalais yoo xam ne effectivement ñoo fa dëkk ñi ay étudiants lañ ñi également aussi nekk yeneen yoo xam ne ñoo ngi yëngu ci liggéey yu bëri fu nekk Ukraine. est-ce que jël ngeen ay mesures concernant sénégalais yooyu. bu ñu noter évolution bi rek la ñuy mettre en place benn cellule de crise au niveau de l'ambassade de monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Pologne. cellule de crise boobu aussi mu ubbi ko dugal ci suñu consul honoraire bu nekk Kiev mais en même temps jël les représentants de l'association des Sénégalais yi nekk Ukraine mu boole leen ci
ci biir cellule de crise bi te fàttewul également les étudiants boo xam ne seen président aussi mu ngi ci cellule de crise boobu. ñaata sénégalais la. boo xaymaa ni ñoo ngi xaw a toll ci téeméeri sénégalais mais ñu bëri ci ñoom am nañ seen numéro téléphone seen contact beneen bi aussi ci ville yu mag yi comme ay Kiev comme ay Dnipro foofu yëpp dañoo jël ay points focaux. muy kàddu ko muy saax mooy yore de bànqaas bi ñu dénk Sénégalais bitim réew ci ministère étranger et sénégalais extérieur jokkoom ak Antoine Diouf Sàng la woon ci iRadio ITV édition spéciale bu nu jagle wàllu guddi mel jàpp leen ko rédaction yi daañu ko topp ci nu mu gën a yaatoo mbooleem bànqaas yi iRadio ITV naka noonu suñu site internet imedia.sn yëpp da ngeen ci am information à temps réel fi ñu toll nii daal jàpp leen kon coow la ca Russie mu ngay wéy di songu ñi nga xam mooy Ukraine donte àdduna bépp ngi ñaawlu wàll googule ci wàllum koom tamit jàpp leen ñu bari tiit nañ ci ni bu ñu deful ndànk dana am njëg yu yokku ndax baril pétrole bi naam daal dinay yokk fi ñu toll nii jóge na ci fa mu nekkoon mi ngi ci $1,000 kon yokk gi daal dinay gaaw lool ndax jàpp leen ko Ukraine wala sax Russie bokk na ci réew yi ëpp lu muy nal pétrole ci biir àdduna bi leen beneen xibaar mi ngi soxal wàllum tàggat yaram ca làmb ja la ñu daal di sóobu ndax ki nga xam moo di roi des arènes bi ci wàllum làmb di Modou Lo bu Rock Énergie dafa am gaañu ci entraînement yi mu doon def ak la ca aju moo tax digganteem ak Ama Baldé dàqes na ko ba jëmmi jamono ñu ngi ko jàppoon fukki fan ak ñett ci weer wi promoteur bu làmb ji Luc Nicolaï ma ngay faram-fàcce la xew jokkoon na ci ak iRadio. combat bi jàppoon nañ ko pour le 13 mars. mais nag yàlla mi dara teewul dafa ñëw am dogalam mooy Modou Lo dafa am choc. voilà Modou Lo en fait dafa am choc bu mu def entraînement France bi mu nekkee France. donc moom mu ngi egg ci Sénégal jeudi. ak lundi à 15h20 ci la egg ci. affaire boobu sonnal ko. dafa am rupture de ligament ci épaule jaune bi. épaule gauche bi. donc bi mu demee hôpital aussi ñu bindal ko ay kayit yooyu bu ñu jébbal ma ko par le biais de son manager. man nag manager am mi ngi CNG la ñu jógee léegi gisee nañu ak président Bira. moom itam médecin CNG convoqué na ko suba. waaw dina dem aussi pour ñu confirmer loolu. parce que dafa war a dem si biir opération États-Unis wala France. cosaan ak aada bu Sénégal yaatu ñam ko bokkal nuroo ak ñoom jëfin bari lool tur ci gis ni lëkkaloo Sénégal lu mënta ñàkk lam ginnaaw ambassade bi mu fi am ak liggéey yi ñu séq ñu ubbi fi kër turki nga xam tey kër gu yaatu la gu ñuy waxee langue di kàllaam ak turki waaye itam gën a xam seen cosaan loolu lépp am na sax exposition maanaam becci ay mbir yu yaatu ku ne mën caa am xam-xam bu xóot dañ ciy ànd ci Faram Facceek Mamadou Dieng. exposition bi maison turque lañu ko duppee gannaaw musique bi ñuy fësal seen tabaxin jaare ko ci ab exposition askan wu ne am na kalamam naka noonu nu muy tabaxee ca turki moom seen anamu tabaxin ca antiquité la cosaano boobaak léegi mu def ay junni at. Dans cette exposition vous avez un peu. ci exposition bi nag li ñu leen di wan moo di bu njëkk nañu doon tabaxee ci Turquie bu ngeen xoolee bu baax ay tente la woon mu mujj évoluer ba yegsi ci ay tabax fii nag dañ leen di xamal tente yooyu naka lañu ko daan tabaxee ba nañu ci jugee ñëw ci taax yi. passer du tente à des maisons. bu njëkk ku fa bëggoon tabax da ngay neexal ab architecte ab saaku farine nga ko doon may moo ci gënoon fës nga tegal ko ci buntu këram. su nangoo mu tàmbali liggéey bi yemale ko ci sa koom naka noonu ci say bëgg-bëgg soxna ndax ci sociologie turque jigéen moom mooy borom kër gi waaye architecte bi ci ay planam du sóoraale gone yu jigéen yi. par exemple s'ils ont 2 enfants. ci firnde rek bu dee ñaari doomi góor la am ak benn bu jigéen ñaari doomu góor yi ñoom dañuy tabaxal ay nekk. waaye ku jigéen ki moom du am nekk ndax ku jigéen ki moom day sëyi. pour la fille parce que la fille elle va partir de cette maison. maison turque yanji lool architecture bi di benn. une maison turque en général elle est composée de 2 étages. bu njëkk nag kër yooyee ñaari étage la doon mu am ëtt ci digg bi boo duggee rek nag foofu dañ ko doon def bërëb boo xam ne foofu lañ doon liggéeyee
man foofu lañ doon toggee di def yenn liggéey yoo xam ne kër da koy laaj di fa yar itam ci étage yi nag moo doon nekk dëkkuwaay yi néeg bu ne da doon am waañ am salle de bain lépp lañ doon boole ci biir néeg bi. La salle de bain, c'est surtout dans une chambre. Turquie di réewum jullit moo xam ne dañu gëm loola ay valeuru l'islam diiney Muhammad ji amul benn banqaas boo xam ne bàyyi na ko ci ab njàngale loolu wal seenu tabaxin itam daanaka ni ko l'islam jàngale lay wone. En fait, tout est tissé à notre religion. Si vous voulez, c'est le reflet de la sociologie. bu ngeen xoolee ñun lépp dañ ko doon def topp ay digley l'islam mandarga la woon boo xam ne day wone nu diine l'islam santaane ci firnde rek yenn saa yi jigéen ñi ñoom dañ leen doon defal ay balcon yoo xam ne ñoom mën nañ ci taxaw di xool ñi ci mbedd mi te ñooñu duñu leen gis. beneen firnde itam boo xoolee kër yi da doon am ci bunt bi ñaari sonnerie bu nit sone woon yow ci biir kër gi mën nga xam ndax góor moo ñëw wala jigéen bu ko defee bu dee góor la ku góor moom mooy dem ubbi bu dee jigéen ku jigéen dem ubbi. loolu dañu ko def ngir wàññi jaxasoo bi wàññi itam ñàkk déggoo ngir mën a dund ak respect dëkkandoo yi itam dañ leen doon bàyyi xel bu baax ci tabaxin wi lépp rek dafay wonewaat ay jullit ni ñu war a dëkkee. On fait très attention au voisinage. Tout ça, en fait, tous ces détails, c'est le reflet de notre religion qui est l'islam. anamu tabaxin wi def na ay junni at architecture daal di évoluer ñoom it seeni kër daal di am ak coppite waaye teewul anam wa ñu daan dundee dañu des ak moom. On a gardé cette même mentalité dans cette évolution-là. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver des grandes maisons, des palais, mais à la base, on a préservé cette philosophie de vie dans cette évolution-là. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver des grandes maisons, des palais, mais à la base, on a préservé cette philosophie de vie. Exposition bi moo gunge ubbiteg centre culturel turc fii ci Ndakaaru di Yunus Emre mu di anamu tabaxin woo xam ne ñu nga ko fësal ca jardin ba. Mouhamadou Dieng jaajëf ñu songu pàcc bi tëj xabaaru digg bëccëg bi li kay xëy di génn Baba Ndiaye moo ko faram fàcce. mbaa yéen a nga ca ginnaaw ndam li nga xam ne gane Sénégal yi am nañ ko ci Coupe d'Afrique bi ak inauguration stade Maître Abdoulaye Wade ba ca jam ñaaga barke Demba Ndiaye njiitu réew mi Macky Sall bés bi la journée ci oyofal dund gi la nekk maa la ko wax de yëglekaay groupe immédiat bi ne njiitu réew mi Macky Sall wàññi na njëgu ceeb gi njiitu réew mi Macky Sall wàññi na njëgu suukar si njiitu réew mi Macky Sall wàññi na njëgu jiwlin gi waaye di jaaxal ñëpp mooy wàññi ndax dina yàgg ginnaaw guerre wi nga xam ne Ukraine ak Russie samp nañ ko te mu mën a am ay njeexital yu rëy ci koom-koomu àdduna këpp yéegle kaay groupe immédiat bi yamu ca ndaxte nee na ay menaces yu rëy ñoo ngaalu ci farine gi ak blé bi ndax ñaari yëpp dañ ko jéggaane jële ko bitim réew indi ko fii ci Sénégal force populi ne njiitu réew mi Macky Sall wàññi na njëgu dund gi de ndax muy ceeb bi ba ci diwlin gi jaaree ko ci suukar si lépp wàññeeku ci réewum Sénégal yéegle kaay bi ne en tout cas njëgu diwlin gi nag jóge na ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ñëw ci ñaari téeméer ak ñaar fukk saako ceeb non parfumé bi jóge ci 15 000 francs ñëw léegi ci 13 750 francs maanaam kilogramme bu nekk wàññi na ci juróomi dërëm paquet suukar si jóge ci 625 francs ñëw ba 600 francs vox populi ne moom njiitu réew Macky Sall yamu ca ndaxte nee na jël na juróom benn dërëm ak ñaari 15 ci kilogramme ceeb bu nekk dugal ko ci ngir jàppale producteur yi ci réew mi yëgle kaay bi leneen li mu teg yi itam ginnaaw wàññi ci njëgu dund gi mooy jàppale bu baax baykat yi ci réew mi ngir ñu mën a gis seen bopp ci li ñuy yëngu ci Sénégal vox populi ne lii lépp nag boo ko xaymaa ci koppar toll na ci juróom fukki milliards yoo xam ne at wu nekk état bu Sénégal kon dindi na ci gafam jëm ci dund gi ci Sénégal le Quotidien ginnaaw yokk njëgu yu bëri ñu nemmeekoon ci réew mi baskanu Sénégal seen dënnu jóg seen xol jeex waxtu wi njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal démb ci conseil des ministres gi ngir wàññi njëgu dund gu seer gi ci réew mi yëglekaay bi ne diwlin jeeg su ko si ceeb bi lépp wàññeeku na te moom Macky Sall nee na taxawu baykat yi ci réew mi ak li ñuy bayee ci réew mi ci la jëm lu tam ci la Tribune yëglekaay bi ne mesure Macky Sall bi nag mooy ni mbégte gu rëy ci askanu Sénégal gépp rawatina borom kër yi ginnaaw mesure bi Macky Sall nee na jëf nag la ci sàkku ci nu mu gën a gaawee laas Le Soleil ak Critique ne waxtu xol yaa ngi féex te jëfu Macky Sall bi moo ko waral ndax wàññite gi nga xam ne am na ci njëgu dund gi ci réew mi lii moo soob ci askanu Sénégal
Sénégal gépp rawatina borom kër yi ci mbégte gu rëy fi ak boobu ñuy xaarandi wàññite ji yeneen njëg yi ci Sénégal Le Soleil ne borom kër yi kay waxtu wi dañoo mel ni ku yenneeku lu diis gann ginnaaw wàññi njëg yi yëpp ci Sénégal sursoir ne Macky Sall kay bëgg-bëggam waxtu wi mooy jubboog askanu Sénégal gépp ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal gépp moom la ñu dëkk suba ngoon guddeeg bëccëg te jëfam gi nag yëglekaay bi ne ma ngi amee ginnaaw ay weer yu néew des suñu diggante ak élection législative yi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bés bi la jour de lu wax ji bëri nga yëg nga ñàkk yëg même bu dee njëgu suugal si njëgu diwlin bi ak njëgu ceeb bi wàññeeku na ci Sénégal ñàng meeg ñàngale bi nag bu ci waxul ci yàqul jëm ndax yoon wi jaar daal baaxul yëglekaay groupe immédiat bi ne élèves yi nag démb dañoo wàcc mbedd bi yënga-yëngal ndax dañuy sàkku ci état bu Sénégal ak syndicalistes yi mooy mbiccoo mbaaloo gi dox seen diggante jeex tàkk ba ñu tàmbali ba yëglekaay bi ne en tout cas tey yi nag mooy téeméeri juróom-ñaari yoon yoo xam ne état bu Sénégal ak syndicalistes yi dinañu daje ngir xool ndax déggoo dina am seen diggante ginnaaw 10e plantation bi nga xam ne jàngalekat yi samp nañ ko ci réewum Sénégal lépp yéene kaay ne élèves yi kay yëkkati nañ seenu baat tarat seeni kaddu ndaxte nee nañu dañoo sonn dañoo taay ci grève yi nga xam ne professeurs yi sumb nañ ko ci réewum Sénégal ndaxte nee nañu lu mat ñetti weere ngi teguñu seen tànk ci classe yi te nag sonn nañu dam nañu taay nañu ginnaaw jëf gi moo tax ñuy sàkk mu jeex tàkk ndaxte nee nañu li daal du mën a wëy ñoom élèves yi ci l'info yéene kaay ne la ñu bëgg mooy état bu Sénégal indi saafara ci jafe-jafe gi loolu ci njàng meeg njàngale mi déggoo am seen diggante syndicalistes yi njàng mi teguwaat ci yoon ñoom élèves yi ba tey ci l'info yéene kaay ni ñaar fukki ay bés moo dee seen diggante examen baccalauréat ñu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin te ba léegi nag dara jànguñ ko dara xamuñu ko ndax programme bi ñu samp ci l'école bi xaajiguñ ko jeexal ndax tous dara defuñ ko ci njàng meeg njàngale mi ci Sénégal ma dem Soda Ndiaye ci l'info yéene kaay ni jamono ji nga xam ne doomu borom barke yi ñu ngay jàngi bés bu nekk jamono jooje doomu baadoolo yi nekk ci mbedd bi di lambaree ka tambambaalu ak géréw wi nga xam ne syndicalistes yi samp nañ ko ci réewum Sénégal Guy Marius Sagna ci l'info yéene kaay ni waxuñoo kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall ndax moom Macky Sall nekkoon na étudiant li ko war dëgg waxtu mooy mu déglu njàmbatu élèves yi dawar yërmande indi saafara ci l'école bu Sénégal Guy Marius Sagna lillaahi wa rasuuli yow Macky Sall njiitu réew mi leen rek lañ lay ñaan mooy école wi nga xam ne sunu yaakaar yëpp ci lañ ko teg ndax amuñu lu ñu fayalee sunu doom ci l'école privée yi moo tax ñu bëgg génne saafara gu rëy delloo naar bi xoromam ginnaaw jàng bi nga xam ne def nga ko ci l'école yi ci Sénégal yëgle kaay bi ne en tout cas tey ji nag mooy juróomi téeméeru ndaje yoo xam ne dox na diggante état bu Sénégal ak syndicalistes yi dañu am yaakaar dëgg nag gindee ko am seen diggante ngir njàng meeg njàng mi tàmbaliwaat ci Sénégal sursoi ne daje tey bi kay dox diggante état bu Sénégal ak syndicalistes yi tëggum seen miñ la neex benn nakari benn vox populi ne en tout cas élèves yi ñoom ñëpp yëkkati nañ seen kaddu ndaxte nee nañu li am ci l'école waxtu bi xel mënu ko nangu ndaxte ñaari weer ngi ak ñaar fukk ak ñeenti bés yoo xam ne teguñu seen tànk ci l'école bi ne nag li moo tax ñu ne lii nag dafa doy sëkk grève bi ci woom nag moo war a jeex njàng mi tàmbaliwaat ci Sénégal Sud Quotidien beneen daje tey jii ci ñuy sëkk géopolitique bi ci Sénégal fii ak ñuy xam dëgg caution bi ci ñaata la toll jëm ci élection législative yi ak parrainage bi dañ koy samp am déet jëm ci élection yu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet laas ne Serigne Mountakha Mbacké nee na bëggatul a gis benn douanier ci dëkk bu tedd ba Touba maanaam ci kaw gàttal ginnaaw faatu benn fraude ci Touba Serigne Mountakha Mbacké nee na bëggut a tegi gët benn douanier ci dëkk ba muy dox maanaam tere na dox ci xar Touba yi douanier bu mënta nekk ci dëkk bu tedd ba Touba l'observateur ak enquête ñoom ñu nga ca songu Russie bi nga xam ne def na ko jëm ci Ukraine ak njeexital yi nga xam ne mën na ko indi ci Sénégal rawatina ci Afrique wala nga këpp les économies ñaari góor ñu pecc ci filao ca Géejawaay ñuy def naka surul noonu ca fañ leen fekk nag fekk nañ fa ay yamba ay préservatif ak yeneen jumtukaay yoo xam ne moom lañ doon jëfandikoo ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb yëgle kaay bi ne jàkkaarloo Modou Lo ak Ama Baldé dàq nañ ko bëtal ko ba jëmmi jamono ndaxte gu ne Rock Énergie gi moo amee gaañu ci mbaggu càmmoñam bi te samedi gi dëgg moom Modou Lo dina dem ci États-Unis ngir faju ji Abdou Bakhoum ne nañ ko wax tëddee ndax Modou Lo mii daa daw combat beeg diggam Ama Baldé sëlu bu ndaw Xaalim Gadiaga ne déedéet ndaxte Modou Lo dem na sax bay bëgg bëreek blessure am bi waaye nag gars yi ñoo ne mukk ne du ci dal ñu dem ci l'observateur yëgle kaay bi ne benn xale bu jigéen moo sëy ba tas am benn waaye bu doon bëgganteel waa ji dem ba di ko takk mu jël juróom benn fukk ak ñetti millions maanaam 63 millions dénk ko ko waa ji del xaalis bi daw ak moom mais da ngay seet loolu rek wallaay ndeysaan Baba Ndiaye jaajëf waaye itam gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci TV lii moo tëj xabaar yi bëccëg bi sant gërëm boobaak léegi équipe bi ànd ak ñun ci fajar ba tey bu doon doxal seen seetaan programme bi day wéyandi ñaan leen ñu bokk yendu jàmm ajjumay jàmm ak salaam ci biir Sénégal